premier quinquennat déclaration bi sa leader def muy Ousmane Sonko ne dina poser candidature mais aussi lam ca wax ne ñii ci nguur gi ñu ngi waaj ay ndëgg sërëx pour mën koo empêcher mu mën a doon candidat 2024 lan nga ci xalaat. waaw liñ ci xalaat mooy. c'est normal que après élection locale ak législative yi je pense que règle boobu la waa Yewwi Askan Wi waxoon dañuy ànd local ànd législative suñ demee présidentielle ku nekk bëgg a nekk candidat suñ demee deuxième tour ki nga xam ni mooy le mieux placé ñëpp ñu booloo ànd jàppale ko donc c'est dans cette logique ci la wax ni moom déjà il déclare sa candidature pour 2024 parce que mine de rien 2024 bëri na bëriwul li ci des li mu wax tamit je pense que logique bi nga xam ne actuellement moo am te nguur gi li ñuy wax doctrine am jamono yi ñaari mbir la président Macky Sall day bokk ci élection yi ñëpp bokk wala président Macky Sall moom bu bokkul ci élection yi ala kulli xaal Ousmane Sonko moom du ci bokk. Ah bon waaw Ousmane Sonko moom ñaar moo mën a ne rek Macky Sall bokk ñëpp bokk ñu ne nañ leen noppi ñu bàyyi acca mu def ay loi d'amnistie ñi war a ñëw. mais moom bokkul ci élection Ousmane Sonko moom du bokk xaw ma kuy bokk mais Ousmane Sonko. mais loolu fan foo leen ko jëlee ku wax loolu. non du da ngay xam nga li ñuy wax ay dafa am ay faisceaux d'indices concordants. te je pense que lii nga dégg fii tey ñi toog di jéem a fàttali waxu Macky Sall la mu waxoon ci référendum bi yàquloo ñu xaalis bañ yàqoon ci référendum bi pour waxu mandat. ni dafa ñëw pour tëj ko. kilifa yooyu nga xamante ni ñoom ñoo mën a toogaat tey télé xam ne ay nit ñu ngi leen di seetaan ñu ne la ñu waxoon ñoom ñii doon défendre référendum bi. nga xam ni dañoo taxaw temm ni ñaari mandat kenn mënatu ko fee weesu. suñ toogee tuut kilifa yooyu war a toogaat ci télé bi seen njaboot yi di leen seetaan askan wi di leen seetaan yàlla tiim leen ñu ne lañ waxoon waxeet ñoom problème conscience boobu dañ koy bàyyeek ñoom. leen Ousmane Sonko wax ci ñaari dossier que ce soit dossier Adji Sarr beeg dossier gis nga dossier Adji Sarr bi yàlla nattu yim leen ciy teg te taxul ñu yeewu. bërki démb gis nga Gabrielle Kane activiste bu féministe boobu doon défendre Adji Sarr. tey jii mee nga mu ngi waaj a porter plainte ministre de la femme. ku nekk ngi jiiñ sa moroom nee na ko toppatoo woo dossier bi. lu baax defoo ko ci dañ laa wax kaay nga défendre Adji Sarr nga ni da nga am njaboot mais wax jooj lu am solo dinaa ci ñëw moom it cabinet bi génn nañ ni ko da nga ma doon laaj xaalis pour ñu politiquer affaire u Adji Sarr maa lànk nee na lëndi nee na moom day porter plainte gis nga nattu yàlla bi leen ci dal waxuma laak Californie ma doon saaga ndey Macky Sall ñu jël ko mu yàq Ousmane Sonko musiba tey gis nga li leen ci dal dossier bi ñoom ñi ci laal xam nga APR daf cee defoon lu ñuy wax task force jël ay ministre ak ay DG ni leen dossier Adji Sarr yéen ay dem tout benn task force républicaine pour défendre Adji Sarr ci média yi gisatoo ci kenn dossier la boo xam ni koo ci tudd ni ko demal ci média mu ne la du ma ci yàq sama der xam nga ñun dossier boobu daf ñoo féete ginnaaw ñun bokk waa Pastef féete nañu ginnaaw yàgg na toppatoo nañ temps yi yëkkati war nañ non ñoom ñoo ko bëgg a yëkkati jéem a xool fu parce que xam nga dossier bi dama koy wax souvent est-ce que jar na débat bu sori am na xale bu jigéen bu ne am na luñ ko def yaa ngi may dégg mu produire mu dem police ni ko ayca kaa ñu ànd ak yow gendarmerie yóbbu la nga def visite médicale nee nga dañ laa violé comme que dañ laa violé te matagul ñaari waxtu nañ dem léegi ci visite médicale nga def fa visite médicale dellu si indi ko ñu ne la déedéet baaxul kaañ delloo la ñu delloo la ñu defaat visite médicale visite médicale bi ne yow mii de jamono yii mujj góor laalu la nga ni da ngaa ëmb ñu ne la ah ëmb bi de ñun gisuñu ko dégg nga capitaine ba doon toppatoo enquête bi bokkul Pastef xamul Ousmane Sonko ñàkk carrière am capitaine Touré ñàkk carrière am ci loolu te gis nañ fi ay capitaine ñu doon toppatoo affaire u Khalifa Sall affaire u Karim Wade ñoo ëppoon dayoo Ousmane Sonko yàquñu seen carrière parce que xëy na ñoo xam lañ gis juge bi nga xam ni moo war a juger juge gis na lu ne juge bu amee conviction gis ubbi dossier gis lu mu ci war a gis kenn mënu koo bàyyiloo parce que gàcceem la mu daw dossier juge ba ni maa lànk laalu ba dossier ku ko menacé Pastef am nañ capacité bu ñu menacé juge ñu pare dégg ci seeni kilifa
maa ngi déglu sànq ndeysaan audio Mamour Diallo beeg Adji Sarr bi mu yéeme lool. doy na war. kenn musul dégg loolu waxtaan boobu li ci ne. ñu def abattage médiatique ñoom seen bopp ñu ne même association féministe yi nekk Sénégal buggu ñoo défendre xale bi ñu laaj leen lu tax association yi ni la viol dañ ko criminaliser ku ñuy tëj ñaar fukki at fi ñu koy accuser dafa war a leer. mais suñu ubbee jurisprudence maanaam caaxaankat bu jóg parce que viol dafa graw te criminalisation bi boo xoon Sénégal tey jii référendum dañ naan la viol peine de mort lañ ciy def. kenn du ko wax nañ ko criminaliser ñun ñëpp a ciy ànd peine de mort. ndax loolu dafa graw mais du ku jóg accuser nit ci ay fooki caaxaan. dañ maa violé dossier médical nga ni génne leen kaamil ba waa RFI jël ko Jeune Afrique nañ waat ci alxuraan ci kaamil ñu ne ko déedéet. bàyyil certificat médical bi waat. certificat médical bi ni kenn en tout cas jamono ji nga ni dañ laa violé léegi moo ci mujj. kenn violé wala. amoo preuve ña nga nekkaloon ca kër ga nee nañ du dëgg. amul kenn ku mën a certifier nii ñu gis ay élément ba gis seen kilifa lien bi ngay def entre dossier Adji Sarr ak dossier 94 milliards. xam nga Ousmane Sonko dafa yëkkati dossier 94 milliards ñëpp weddi. génn ci télé bi du dëgg waxul dëgg mais dossier boobu heure bii procureur la rek. fan la mujj ñu génneel ko Atlas Mercalex da nga ci doon laaj xaalis mu ne xaar leen ma porter plainte juge bi ni ko yow tooñuñu la wax koo ko dëgg de. juge bi dafa ni ko tooñuñu la du sa xaalis. comme que du sa xaalis c'est l'agent judiciaire moo war a porter plainte. mu daal di toog ni du ma bàyyi de. dem OFNAC déposer plainte ñëpp gis nañ rapport OFNAC kan moo créé OFNAC Pastef ku jiite OFNAC Pastef. déedéet lan la rapport OFNAC génne ci 94 milliards. daat ni Ousmane Sonko OFNAC mooy wax de ci rapport am élément yim ñu jox dafa doy ba ñun jarul woon sax ñuy enquête yi enquête bi mettiwul parce que daf ñoo jox ay preuves. OFNAC mooy wax daat ni li mu wax A ba Z lépp dëgg la. am na ab groupe boo xamante ni groupe la wax groupe dañoo sàcc luubal nañ xaalisu état sàcc nañ suuf dañ doon lañ bët doo xam li Ousmane Sonko wax yépp ñu ne ñoom reconnaître nañ ko dëggal nañ. ñu dëggal ko OFNAC jël dossier bi jébbal ko procureur woowu leen ba tey léegi dossier xam nga buñ naan ay dañ koy topp ci dossier 94 milliards ci ay diffamation nit ñi dañoo fàtte dossier 94 milliards dafa am ñaari décision de justice tribunal bi ko njëkk a jugé ak tribunal hors classe bu Dakar tribunal hors classe bu Dakar. dafa ñëw wax li muy wax. daat ni Tahirou Sarr da ngaa dem ci ñoo xam ni seen xaalis seen kër yu suuf yi ñu moomoon la état jël ko te leen a yéex leen a remboursé yéex leen a ba ngeen tabax ko. moom mu dem jënd bor bi. am famille bu bañ. mu ne leen dama leen di fay ñaari milliards famille bi ni ko jàpp nañ ni ñaari milliards dafa tuuti doo ko def juróom-benn. Tahirou Sarr bañ. ñaari milliards. moom benn famille bi bañ juge bi ni ko affaire bu acquiescement mooy ay ndono su amee su kenn bañee mënuma homologué. daf ni ko bu njëkk bi. mais loolu information yi amoon nañ ko par rapport. non dama jàpp ni nit ñi dañoo fàtte. xaaral rek li tax ne di nga xam lu tax ma ñëw ci. tribunal bu njëkk bi dafa ni ko jënd boru ndono dañ ko tere. donc yow li nga jënd dañ la koy duñ ko laal. mu dem cour d'appel ni ko bon mu jënd bi sax mën nañ wax mais comme que famille am nañu bañ duñ ko nangu. rapport commission ñoom ñu defar benn rapport d'enquête parlementaire. bu am solo pour seetal Mamour Diallo. mais liñ ci bind mooy pour seetal Mamour Diallo weddi wuñu ñu ne 94 milliards yi moom am na. que Mamour Diallo toog na gouverneur du Dakar toog directeur du Ngor Almadi toog ñu ne Tahirou Sarr li nga jëndee ñaari milliards ak lu toog yaa ngi ko ci borom bor yi yaa ngi ko jaayewaat état bi 94 milliards. ñu signeel ko ñaari acquiescement. donc loolu moom am na. état du Sénégal yoreel na ku ñuy wax Tahirou Sarr mi jënd ay bor ci ndono ay borom ndono ñaari milliards ak lu topp yoreel nañ la 94 milliards. donc xaalis boobu leer na. léegi ndax encaissé nga ko yooyu kooku ñiy def droit commercial xam nañ ko bu la état yoreelee bor fukki milliards. da ngay dem ci banque ba ni ko fukki milliards la ma état yoreel mais xaw ma kañ la may fay mu ne la kon xaaral ma jox la léegi juróom-ñetti milliards
bu ma état fayee ma moom fukki milliards. ok léegi ñëw ci voilà dañu bëgg xam ban link la am par rapport ak li ko mën a empêcher mu dem ci parce que wax li la wax mais tudd loolu rek mais tudd na ci terrorisme bi ñu ko bëgg jéem maa ngi ñëw ci beneen dossier bi xam wax naa la dossier Adji Sarr bi ñoom fa mu féete ma nga noonu nee nañ yor nañ ay vidéo yor nañ ay lii dégguñ ba tey ñu ngi leen seetaan rek ñun ni leen lu ngeen xam wax leen viol moom bu leen neexee ngeen indi lu leen neex ñëpp xam nañ condition viol teg leen ko bu tëb jàpp nañ ni bu ci juge amoon dara heure bi duñ bàyyi Ousmane Sonko jiite li leen gagné local li leen duma législative ñëw te waxuñu ko dara génnewuñu ko moo lay wax ne amuñu ci dara ok man li ma gën a metti mooy le dossier force spéciale bii ñu jël parce que force spéciale terrorisme parce que définition terrorisme bi fi loi bi génnee dégg nga li ñu wax nee nañ dañuy xeex ak terroristes yi ñëpp ne woon nañ leen pour wàllu politique la te ñëwoon naa fi wax la fi loo xam ni moo nekk ci loi bi mbirum financement bi képp koo xamante ni jàpp nañ sa militant ci financement mën nañoo tas sa parti loolu lañ voté en 2021 ok te loolu la ñuy jéem a jëmmal boo gisee ñii ñu jàpp ñoom ñëpp xam nañu kii inspecteur des impôts la liggéeyuñu ñenn ñi ay tailleur lañ ñii du maanaam terroriste ñëpp xam nañ structure yooyu nu muy demee du lu ndaw soxna Amy Dia aussi réew mu mel ni Sénégal ak gendarmerie bi mu am réputé force de défense sécurité yi mu am boo xoolee composition yi ñu jàpp foofu boo leen joxoon poulailler sax ni leen attaqué leen ko mënuñu ko mais ñu xam ni Macky Sall du bàyyi parce que jaaxle na toog na ba heure bi defoon ni day faagaagalu kaawam amul parce que daf leen a yàpp lépp daf leen a yàpp da leen a xool ni yéen waa APR xeet naa leen Macky Sall dafa yàpp waa APR daf leen a yàpp parce que toog moom bi ñu koy fal nekk xamul woon dara Ablaye bu dul woon Ablaye Wade Macky Sall lu muy doon ci réew lan moo tax moom mu dem ba jàpp ni bu defee fukki at ak ñaar ci réew mi dafa war a continuer APR amul ku ko fa mën a remplacer nee na leen tollu leen fu ngeen may remplacer lu tax ñoom ñu ñàkk fayda ba gëm ni mën na dem léegi ñoom ñoo toog ci affaire mandat bi dégg nga leen liñ ci wax seeni kàddu bu ñu leen ko tegalaatee fii jàpp ma ni ci ñoom kenn mën naa weddi boppam ba pare dem kàbbar di julli parce que loolu yàpp yàlla la yabatoo sa bopp yabatoo sa xeet yabatoo sa askan ñun li ñu leen wax dafa leer mais ñu ànd ci ñoom ñëpp ñu ngi wax ne Macky mi ngi ci premier quinquennat xam nga wax loolu foog naa dégg nga ko tamit ma ñii xamuñu ñi xamul droit bu leen neexee ñu wax lu leen neex boo ko foo ko teg xamu ko mun laa citer article mun laa citer texte xamuñu ko mais dégg nga li Serigne Bara wax léegi nee na bu fekkee ne ñoom dëggal nañ ne candidature président ñoom danañ ko kii boo constitutionnel dëggalee xalal xam nga te en 2011 aussi constitutionnel moo dëggal candidature Ablaye Wade déglul constitutionnel li mu wax da ngay dem ci considérant 15 nga déglu li mu wax ci Ablaye Wade dafa ni Ablaye Wade dañ koo fal en 2000 ci constitution 1963 ok constitution boobu dafa ni woon 7 ans après ñu def réforme révision constitutionnelle en 2001 ñu change defuñu révision ñu changé constitution on est passé de la constitution de 1963 à la constitution de 2001 mu ne li ngeen di wax est venu en retard il parle depuis 15 minutes li nga xam ni 2001 la 2001 mënta régir lu nekk ci 1963 ok considérant 15 bi loolu la wax Macky Sall constitution 2001 moo ko fal dafa fekkoon ñu tere ñaari mandat dégg nga wax ji ok 2016 li mu def loi bi xam nga nu mu ko tuddee loi constitutionnelle portant révision de la constitution waxul portant nouvelle constitution déedéet portant révision de la constitution ok li ma la bëgg a wax foofu mooy amul fenn foo xam ni fenn parce que moo ko wax li Ismaïla Madior Fall ni woon ku déggul tubaab na nga noppi ci wax ji nul ak consécutif consécutif bi dafa ni la quinquennat woo bu fekkee quinquennat bu septennat l'essentiel mooy nit ki munoo def ñaari mandat yu tegloo léegi nag man li may wax rek mooy avertissement laa leen di jox ñoom ñi ko bëgg a dëggal li amoon 2012 du am ñi jàppale woon candidature Abdoulaye Wade 2012 tey ñu ci ëpp ñu ngi pale Macky wër leen ñu am ay ndombal tànk bii du demee noonu bii ku taxaw ci télé bii wax ci émission di nga jàppale troisième candidature bu Macky Sall bis bu daanoo te dina daanu yow doo ñibbi sa kër déet waay li ngay wax xaaral moo non du ma xam nga menace kay dafay am lu déglu ma wax la parce que dinañ leen poursuivre pour crime contre la paix ak crime contre l'humanité parce que may ma rek ma daaneel foofu dafa am solo pour ñoom dafa am solo pour ñoom parce que dañoo jàpp ni bu ñu soutenir Macky Sall ba mu daanu dañuy toog seen kër nit ñi dinañ wàcc tali bi xeex ak moom
dina am bakkan yu bëri yu mu faat waaye gis nga bu ñu paree ba dàq ko ci réew mi mu dem dañuy wëlbatiku nag ñëw ci ñoom wax ak ñoom képp ku ko mës a jàppale nga am ndombal tànk nga ñàkk koo am ndombal tànk jàppal ni alal joo am danañ ko jël te moom la ñuy fajee ñu ñu rey nampaaye ñu ñu rey ak ñu ñu blessé ok kenn ci ñoom du ko wax troisième mandat mu loolu moom avertissement daa war a dugg seen nopp seen mbokk yi dégg ko koo ci dégg muy wax nga ni ko hé waa ji day daw parce que premier jour mu déclaré candidature am jour boobu lañ koy génn ci réew ok jërëjëf loolu moom na leer ci seen bopp jërëjëf mooy inquiétude sénégalais yi li mu wax nii ba tudd ci dina am ñu deew ak nangam mais c'est que loolu la sénégalais di wax ci suuf di xalaat ci suuf ne bu amee ci mën naa am ci élection yi Abdou Aziz Seck dégg nga li Gumba la wax dégg nga aussi li sëñ Bara Gaye wax mais aussi li ñuy inquiétude bi ñu am ci élection yi 2024 fa ñu jëm ndax éventuelle candidature président Macky Sall mënta indi jëye ci réew mi. merci parce que ñëpp a ngi déclaré mais dégguñu leen tamit seen wàll. très bien merci beaucoup Mass.